taximaan boo xool rek. bu tawee ba sewet nga xam ne ñun liggéeyuñu. parce que nawet bu ñëw su tawee ba sewet nii lay mel. c'est-à-dire que di nga toog ay fan. ndoxu taw bi moom dem na. mais kii continuer di ball. lii ball moom du ndoxu taw. du ndoxu taw. boo ci jaaree xam ne du ndoxu taw. fi mu ne képp ku ci jaar ba doo mën a laabate il faut nga dem raxasu. mais bien sûr pourquoi parce que ndox mu salte la. moo xam ne même pour la santé des populations. lu doy waar la. et Pape Matar yaa ngi naan nawet bi mais est-ce que xam nga am na quartier Dakar yoo xam ne ñoom miin nañ loolu dañoo dëkk ak moom c'est-à-dire que ndox muy ball ndox mu ñuul mu bon di ball seen koñ. seen voisin la. man dama dëkkoon parcelle lu mat juróom-ñaari at dëkk naa ko parcelle. dafa am benn tali bu séparé unité 15 unité 16. tali boobu xam naa ñi may déglu dëkk foofu dinañ ko xam tali boobu man dëkk naa parcelle lu jege juróom-ñaari at. amul laa la wax de semaine booy romb. te doo gis ndox mi di ball. suñ ñëwee defar ko semaine ba ci topp mu ballaat. temps yii ci ginnaaw. yàlla def ma jëm foofu comme dama bëggoon a éviter chantier wu BRT yi parce que jaar ci dafa metti ma jaar ci VDN bi duggee unité 15 bu parcelle boobu bi ma ñëwee j'ai vu que fi ma bàyyi woon noonu muy taal y a 10 ans nga xam ne ba ma tuxoo parcelle li nga ma 10 ans ba léegi ma ngay ball ba léegi ma ngay ball alors man li ma comprendrewul mooy est-ce que dafa amul xam-xam ci réew mi boo xam ne war naa mën a tax fu ball di ndox di ballee ñu xam ko defar ko jàll ci leneen définitivement une question deuxième question mooy ONAS ñoom dañ leen a sant ab liggéey. su fekkee ne mënuñu ko est-ce que amuñu droit taxaw jàkkaarloog sénégalais yi ne leen ndakaaru gii assainissement bi mu yor ñun waa ONAS ñu war koo gérer attanu ko. il faut muy ball ñun ñëpp ñu xam mu leer mais tey da ngay ñëw qu'est-ce qu'on te dit dañ naa la ci nawet bi dafa am ay sénégalais yoo xam ne ñoom ñoo jël ay saakuy lan. saaku suuf dugal ko ci canalisation yi wala ñu ne la bi tabaski jotee gars yi dañoo rey seeni xar jël der yeeg sébrit yooyu def ko ci dégg naa sax ñi naan bopp man leen bopp xar moom gars yi dañ ko dugal bopp xar moom dañ koy cere maa ñu daxin ko awa jëf ngi reen alors yaa ngi dégg mais entre parenthèses si diggante bi nekkuma fi woon Moustapha Diop rek Diop ñun Ndiaye on est fiers de porter notre sant. yaa ngi dégg te Moustapha la tudd loo ci xamul. te Moustapha la tudd. Ablaye Wade waxoon na ko. Moustapha yegale. Ablaye Wade benn affaire la Ablaye Wade moomu Pape Makhtar. mas nañu recevoir je crois que 2004 ou 2005 bi ñu koy créé la convention des jeunes reporters. Wade dégg recevoir ñu quoi ñëw audience. je ferme rapidement la parenthèse après ñu doon ñëw audience président convention bi wax ba pare Abiboula Fall après ñu ne na Wade tontu ba pare protocole bi daan ne jóg leen jeex na Wade ne non jeexul dañuy waxtaan ñu commencé tijji waxtaan quoi ku nekk di wax lu neex ñun mel ne ku toog ak suñu maam Wade mu ne dama leen jox benn conseil ñu ne ko ñaar mu ne xaalis ak pouvoir ndaw su ko yàlla jox te dimbaliwu la nga dof c'est une leçon d'Ablaye Wade et c'est bon à écouter. yaa ngi dégg donc waa ONAS yooyu ñu ne gars yi dañ ci def suuf wala ay deru xar wala ay sébritu xar wala ay bopp xar sax bu leen neexee léegi man la question que je me pose mooy léegi ONAS ñoom luy seen liggéey su fekkee ne dañ ko cee def te ñu xam ne nawet baa ngi ñëw mais am na benn période boo xam dañuy def lu ñuy tuddee curage pré-hivernal exactement pré-hivernal mais léegi benn waaye wax na ma ko keroog mu ne ma dafa dégg xaw ma man la xaw ma Pape Makhtar kenn di ko ci wax penco vendredi mu ne ma ce que vous ne savez pas c'est que en réalité ONAS oto yi def yooyu sax amutuñ ko lay wax ni waa jéema ko wax de mu ne ma boo seetloo bu baax ay entreprise la ñuy sous-traité ñoom ñooy ñëw di def le travail mu ne ma boo seetloo tee camion yooyu di ko def del xool lan lañ ciy bind ma ne ko dina ma jaral heure bu ma rombatee dinaa taxaw xool loolu lañ ci bind donc c'est à vérifier certainement mais li am solo rek mooy ce travail là bu ñu ko defoon Pape avant muy taw dinañ gis ne am na suuf su ne ci ay saako suuf yu ne ci canal yi ñu dindi ko am na ay bopp xar am na ay sébritu xar am na ay deru xar am na leen ak leen ñu dindi ko su ndox mi ñëwee dem mais doo bàyyi ba mu taw ba ndox mi ne ci biir nga ñëw taxaw ne wéy Sénégalais yi ñoom ñoo dañuy porter plainte koy porter plainte da ngay ñëw ci benn quartier ne ana ñu fi rayal xar dimanche wala nga ñëw ci koñ bi ne ana ñu fi rayal xar dimanche ana ñu fi ray xar tabaski kon de gendarme ba yore dossier wala alkaati yore dossier ba quartier bu ñu dem rek nañ jàpp ñëpp xam ne ñëpp ay ray xar te Dakar bu ñu rayee xar ba pare amoo fooy gas amoo fooy def foo koy sànni ji feneen malheureusement voilà malheureusement Awa Diop tey jii comme ni ko Moustapha waxee ndox bi ngilli fu nekk ONAS dafa mel ni dañ ko gumba toxlu nanguñu ko sax gis
mais li ci gën a doy waar dañu présenté ay image Pape Matar oustaz Badiane mii di ñu déglu tout le temps. waaw oustaz Badiane nee na ma Moustapha tali boobu ngay wax. ci HLM Grand Médine. mu ne ba fii nii waxee ma ngay ball. waa Médina ñu ngi te falaa ko bàyyi woon il y a 10 ans. Sénégal du daw waa Médina ñu ngi waxaale seen soxla de même que waa Rebeuss aussi ñu ngi wax ni que ñoom ba ñuy nekk xale ba ñuy doon ay mag seen tali yooyu aussi musul fenn. loolu kay mun naa la ko wax Médina li ko dalee côté Sénélec ba. 41 bi jëm kaw kay côté boobu. 33 39 jëm cinéma El Hadj mooy fi penc mi nekk léegi foofu yëpp munoo fa romb muy noor muy nawet te fekkoo ko mu tooy xepp. c'est vrai ndox mu bon rawatina li leen gën a rey Pamata. gis nga canal bi ñu tabax canal ba jógee Fass topp foofu yëpp jëm Gueule Tapée ba jëm Soumbédioune canal boobu nga xamante ne dañ ko fermer également. canal boobu foofa toll. odeur mi ngi rey ñi nga xamante ne ñoo fay yeewee ñu bëri indi woon nañu polémique ci canal bi dañ ko war a ibbi wala dañ ko war a tëj mais yaa ngi wax ONAS Pamatar fii ñu nekk nii rek cité Bastos également suñu leen jegee te waxaluñu leen fii moom chaque jour ndox mu bon moo fay ball tout le temps ñoom tam ñi ngi bëgg a dee soo waxee ñu ne vétusté canalisation buntu wal fajri ngi ball di waaw te du suñu responsabilité gis nga ONAS man damay yaakaar ne dañu amul li nga xamante ne moom moo di moyen parce que curage canaux yemul rek ci li nga xamante ne moo nekk au fond fi nga jot si kubéeru bi rigole bi nekk parce que dafa am ay camions yoo xamante ne c'est des hydrocureurs dañ ko war a utiliser yooyu moom mooy permettre avec les jets d'eau puissants ñu mën a nettoyer canal bi ba mu dem fëll ji beneen côté wala nga jëlee ko par exemple zone de captage wala cité des eaux mu war a fëll ji plage fii nag benn Samba Ndiaye la ñuy solal am mbubu mu dugg ci biir jox ko ab roto ak pelle ak i gants mu dugg ci biir voilà te fekk ne le mal est beaucoup plus profond et également il y a un autre problème vétusté li nga xamante ne canalisation wu Dakar réseau bi moom waxoon nañ ko changer depuis des années parce que réseau bi biñ ko waree changer léegi imaginez depuis nos indépendances ba léegi réseau boobu mënatul contenir parce que la population de Dakar am na ay temps sax ñuy wax population yi nekk côté boobu ak yooyu noonu de 5 millions yooyu yëpp su entrer en jeu loolu day wane ne dafa am benn politique boo xamante ne également dañ ci lajj dañ ci échoué et quand on nous parle tout le temps de milliards yooyu génn di ko def pour curer des canaux fekk ne milliards yooyu soo ko jëloon defaraat la canalisation et également ces zones yi nga xamante ne canalisation moo fa nekk bëggum suuf tax ñu sëq ko également jaay ko nit ñi ba mënatuñ leen jëlee foofu pour defar canalisation yooyu également y a problème bi kon jugeegu fii si on veut régler le problème de la canalisation de Dakar Pamata zone yi nit ñi dëkk ci kaw tuyaux yi nañ leen fa jëlee dëgg la tuyaux yi màgget ñu defaraat leen tuyaux yi nga xamante ne ba léegi ñu ngi tenir parce que mënuma comprendre tuyaux yi nekk centre ville ni ñu leen di toppatoowee di dugg ba ci biir di ko fëlee ji ay géej kusum ak di ko fëlee ji fële waa ji am les pieds dans l'eau yooyu yëpp suñu jëloon les matuwaay yi fa nekk def ko foofu defaat ko fii ci Ndakaaru ak yëpp kon tey jii le problème n'allait pas se poser mais malheureusement dañuy jël ay zones yoo xamante ne ndox moo ko moom ñu dëkkal fa ay nit bassin bi ci zone de captage ndox miy jógee Grand Yoff hôpital bi liy jógee ci hôpital bi ànd ak déchets yeeg yëpp yu àndal ak li nga xam ne mooy jógee Bignona est-ce que mos ngaa dem Bignona waaw ci ginnaaw Grand Yoff waaw kon ñaaña yi boo fa njëkkee de dama ne lii moom c'est pas possible yooyu yëpp day bu tawee day ànd dem daje ji foofu bassin boobu depuis des années ñu ngi ko fay romb jéemu ñu ci benn solution et pourtant am na ay temps ñu waxoon ne bassin bi dañ ko bëggoon a jaay xawma des privés ñu def ci kaw bassin bi benn supermarché mais loolu réflexion yooyu da nga yaakaar ne suñu réew yi nag waruñu faa àgg ab bassin mën naa am di jël ndox ma am ñu wutal ko fu muy jaar di dem avec une bonne canalisation nécessairement mais ñuy liggéey ci kaw man maa ngi rappelé wu je crois que waykat Alioune Mbaye Nder je crois que mas na annoncé ay projet yu mel noonu que canal boobu nekk Fass defe naa Fass la de seen côté Pamatar waaw canal Fass canal boobu am na ay temps oui canal Gueule Tapée am na ay temps ñu doon wax ne je sais pas mën nañ ko fermer complètement def ay cantine ci kaw ak yu demee noonu mais ces genre de réflexion là lan moo tax duñ ci àgg beneen bi mooy Ibrahima Anne laa dégg mu koy wax benn sénégalais bu dëkk Pikine di liggéey ci mbir yooyu nee na en réalité Dakar bi ñuy defar canalisation yu ci bari xam nga dañuy def ay enquête bu ñu ko dee defar dañ koy defar pour ay kër yoo xam ne benn famille moo fay dëkk. c'est vrai. par exemple ñu ñëw ci quartier bi ñu def enquête kër yi fi nekk yëpp benn famille moo ci dëkk. mais Dakar ku ko xam ne kër goo ñëw fekk mu nekk benn niveau ren bu déwénee boo ñëwee fekk ñu dool ci benn niveau wala ñaar wala ñett. c'est sûr def ko ay appartement di ko louer nga xam ne fi nga yaakaaroon ne benn famille moo fa dëkk au moins 6 ou 7 familles mën nañ fa dëkk ñooñu ñëpp
am ay déchets am ndox am leneen ak leneen boo xam day wàcc di jaar ci benn canalisation boo xam dañ ko prévoir woon pour une personne pour une famille donc li Awa Diop Ndiaye di wax loolu moo am il faudrait peut-être revoir toute cette canalisation là mu nuru ak Dakar ak ni muy màggee mais loolu nag li ñu ko teg te yaakaaruma suñu gars yi ne ci solution moo di ne ñun on n'est pas dans la prévision on est dans la gestion des urgences la preuve hôpital Le Dantec hôpital Le Dantec tubaab bi da ko faa bàyyi fa 3 hectares parce que xamoon na ni comme ni ko maam Biram doon fàttalee keroog que ne Ndakaaru gii ñu dëkk day màgg dinañ toll ci année boo xam ne dinañ toll ci ñaata 4 5 voire xaw ma 6 millions et que dinañ soxla hôpital Le Dantec bu nekkee nangam déwén mu nekk lu ko ëpp fuuf ñu bàyyi fa suuf sa léegi qu'est-ce qu'on a fait suuf sa voilà dinañ ñëw ci Baara Gaye nee na kenn jaayi ko dañ koo vendre dinañ ñëw ci hôpital bi mais dernière question rek yéen ñaa ñëpp Awa Diop foog nga sol sa kii bi tamit sa casque bi foog nga sol sa casque bi ngay noonu sa yëfu ñaay ni mooy lan ñu tegal la casque yi leer na nga taxaw fi di waraat Moussa yàgg Awa Diop yëpp laa koy laajandoo tey ji li ngeen wax ni ay solution structurelle la mais est-ce que tey boo gisee ONAS di génn ay saaku suuf yoo xamante nee nañu ci canalisation la jógee saaku suuf yooyu li ci bizarre bañ ko xottee suuf si bees tax génn ci est-ce que ñoom nekkuñu ci ay recherche prétexte xëy na suufu géej la su ndox mi dee romb mais et puis bu dee suufu géej sax je le dis en rigolant mais même bu dee suufu géej su ndox mi dee romb ndox mi dina ko ñuulal bu yàgg ndox ma fay jaar encore une fois du ndoxu taw ndoxu douche la mais man xoola Pape je leur donne une présomption de bonne foi léegi man naa jàpp ne li ñu wax dëgg la ay saaku suuf la yoo xam dañ ko faa def yàgg na mais loolu dédouané wu leen parce que Awa wax na ko waxati ko curage des kii là des canaux dafa am dañ koo prévoir en période pré-hivernale dañ ko war a def man waxuma sax période pré-hivernale mais dañ ko war a wutal périodiquement des moments yoo xam ne ay dañuy jël les moyens qu'il faut pour dugg ci canalisation yi xool li fa nekk su fekkee dañ fa léegi bu fekkee dañ fa sànni ay bébé nag bu fekkee dañ fa rey nit sànni ko fa rek dañ ko bàyyi ko noonu dem mais il faut vérifier ça régulièrement pour xam bu fa suuf nekkee ñu génne ko mais li sama problème c'est pas de dire que suuf sa ñoom ñoo ko fa def ak suuf sa yàggu fa ak ñaari fan la fa am man ça importe peu mon problème c'est que xamoon nañ ne Dakar day taw xamoon nañ à quelle période dina taw Dakar xamoon nañ ne bu tawee ndox mi dina bari ba toll ci nangam xamoon nañ ne bu tollee ci nangam dina taawal place sangam ak place sangam loolu kuy gouverner xam nga ko man mi gouverner wul sax defuma lu seetaan télé kese gis naa waa météo di ko wax mieux waa météo suñ téléphone yi dañ ciy yónnee ay bulletins dina wax naan la prévoir nañ mu taw diggante période sangam ak période sangam ñoom waxoon nañ ne ren jii Dakar dina bari ñoom kay mais nañuy def seen kii avril sax may naan mais avril nañuy def seen ay prévision joxe ko buñ ko defee avril waa ONAS xam ko ni nga ko xamee yow Pa Makhtar parce que ñoom ñoo la gën a war a xam parce que ñoom dañuy liggéey ci mbir moom mais duñu jël seen ay disposition bu fekkee ay saaku suuf dafa ne ci canal ñu dindi ko su fekkee dañ ci def ay bopp xar waaj nee naa bàyyi bopp xar suñ jëlee kay def leen ñu dindi ko mais buñ ko defee coow du am bu ndox mi ñëwee jàll ñu au moins bu taawalee fenn aussi ñu xam ne def nañ li war a def parce que dafa am zone yoo xam ne ndox mi mën na fa dem Pape dugg ci sa kër def fa 30 minutes jusqu'à 1 heure ou 2 heures am canalisation boo xam ne boo ŋàccee génne ndox mi dem mais ndox mi sonal sénégalais yi mooy ndox mi nga xam ne day ne ci quartier ne ci kër du fa génn c'est vrai ñi ngi fii di wax ndoxu taw bu nangu ay kër mais est-ce que xam nga ne ndoxu duus yi di génn ci kiiwu ONAS yi nangu na fi këri jàmbur mais fii ci Walfadjri gii man seetaan naa fi journal ñu dem HLM xaw ma tur yi laay bañ di wax di juum mais en tout cas HLM googu la ay jigéen takk fa ay brassard rouge ñoom ñëpp génn ne ndox mi dafa ndoxu duus yi moo dugg seen kër yi loolu am na Dakar alors réew nag bu fekkee dañoo toll ci ñun ba ce qu'on appelle le basique c'est-à-dire que li mënta ñàkk on parvient pas à régler ça mooy environnement bu sain ay hôpitaux yu ñu mën a fajoo normalement ay bërëb yoo xam ne boo soxlaa lekk mën koo jënd lekk ko si on parvient pas à régler ces trucs basiques là mais buñ ne la développement dañ lay nax mais Pape Makhtar loolu li koy gën a prouver Moustapha dafa am benn boulimie foncière boo xamante ne également loolu moom moo rey suñu canalisation ak aménagement bi parce que soo xoolee y a les nouveaux quartiers da ngay dem tey ji Ouest Foire gi fii Sud Foire gi ñu jox Ouest Foire ak Sud Foire nga dem ay Thiaroye Azur ak yi ni mel mais ñooñu amuñu canalisation 2022 ñu ne la ay fosse septique ñoo nekk ci quartier yooyu sa fosse su feesee da ngay woo oto bi fay ko 30 000 francs mu ngaccal la sa fosse
fi ngay wax sori na. loolu moom mooy boo demee Colobane quartier bu mel ni préalable bi defuñu ko mais balaa ngay dagg ay kër yu baal ma jox la exemple rek bala ñuy sori parce que naa ko fàtte dafa am benn sénégalais bu nekk Danemark leer na ma ni muy déglu mi ngi dëkk fii ci Ouest Foire dafa tabax këram xam nga Ouest Foire am na zone yoo xam ne def nañ fa canalisation ba daawul taa mais précision am na zone yoo xam ne ba léegi mi ngi taa bu metti et que la dernière fois bi mu taawee d'ailleurs Barthélémy Diaz ak le maire là nu mu tudd Issa ñoom ñoo fa ñëwal seen bopp ak ay motopompe pour dindi ndox mi gis nga waa ji def ne ma moom de foofu la dëkk fi mu dëkk canaliser nañ ko pare moom tabax na fa këram mais chaque mois au moins dina fay 3 fois ci mois bi camion yooyu di dindi ndox mi sinon kër gi ndoxu fosse bi du dem ma ne ko mais lan moo tax mënul dem ci canalisation mu ne depuis des années mi ngi topp waa ONAS pour ñu brancher ko mënu koo am te camion yooyu heure bu ñëwee tu payes 30 000 francs au mois minimum donc tu payes 90 000 par mois pour un travail boo xam ne bu ko ONAS defoon na mu ko war a defee monter ko ci canalisation bi le problème serait réglé une bonne fois pour toutes moo tax ci yenn quartiers yi parce que li may wax ni man du ma wax lu ma xamul li ma wax ni lu ma gis la am na ñu bari beaucoup de familles dañuy bàyyi ba ONAS defar seen canalisation ba dem ñu dem woo seeni plombier ak seeni maçon clandestin oui ñu ñëw bëtt affaire brancher seen bopp et pourtant si ONAS avait fait le travail ni mu ko defee xëy na ñoom duñ soxla di ko defal seen bopp parfois coût bi aussi dafay doon ay coûts exorbitants oui mais quel que soit le coût au moins ñoom ñu koy def moo gën nit ñi di ko def bien sûr canalisation est-ce que xam nga ne c'est des milliards ça avoisine des milliards surtout pour benn cité mais tey jii xam nga balaa ngay dagg ay kii di ko viabiliser di ko jaay dafa am viabiliser boobu ñu mun ci wax moom moo di def fa ay canalisation def fa lépp commodité yi nga xamante ne su kër ñëwee day samp rek oui mais tey loolu yëpp amul te ni loolu koy war a waxee jiitu par exemple tey ñun Thiaroye Azur nawet bi nii su jotee doo ñemee woo hydrocureur yooyu ne suñ la ngaccalee day mel ni day gën a xëccaat nappe bi sa fosse yëpp ay fees ndox mi day ball ci suuf bi yëpp doo ngacc say fosse da nga koy bàyyi noonu di naxanteeg moom su naaj bi tàngee mu xaw a rëpp wàcc su kiiwee nga bàyyiwaat moo tax ñu si ëpp dañu tabax léegi en hauteur parce que en hauteur bi moo lay dimbali kii yi su feesee si suuf au moins ci kaw nga am fu commode foo xamante ne di nga fa mën a nekk loolu moom moo am Ouest Foire am feneen ak feneen ak feneen donc dafa am li préalable yoo xamante ne on l'a pas réussi et je pense que tey jii le travail bi nga xamante ne moom la ñu jox ONAS ëpp na ko loxo te joxuñu ko les moyens pour mu mener à bien ce projet là wala xaalis bi ñu leen di nattal ces milliards là demul fi mu war a dem jërëjëf Awa Diop jërëjëf Moustapha le temps ñu nuy quelques internet ku ci mel ni Paco yàlla bon bref dem na Mor Sarr mi ngi ñuy bàyyi xel Mondou Diakhaté Cissé Diouf Yaram Ndiaye bëri na ñu ngi toll ci 4427 personnes di ñu suivre ci page Walfadjri TV page YouTube Walfadjri TV di ñu bàyyi xel bu baax a baax Moustapha yaa ngi koy wax léegi ci hôpital Dantec boobu sax nañu jëm tey mi ngi mel ni liggéeykat yi dañ fa xëy bëggoon fa dugg ñu téye leen nee nañ sax ci ay xibaar que Abdou Karim Xrum Xax dañ ko fa mujj arrêté Karim Xrum Xax moom il est un peu comme Guy Marius Sagna quoi. Est-ce que